salaamaaleykum mbokku sénégalais yi ak sénégalaises yi ñu dellusiwaat ak yéen ci seen chronique bis bi am luñ bëgg a waxtaan ak yéen ci actualité bëgg a waxtaan ak yéen ci xew-xewu jamono di leen fàttali rek ni chronique yi ñuy def kat saa bu nekk rek dañuy wéy di leen fàttali ni defuñu chronique ngir ŋàññi kenn. defuñu chronique ngirit ŋàññ lenn juste dañuy def chronique rek ngir joxe sunu xalaat joxe sunu gis-gis ci actualité jamono ji ak réewum Sénégal ni muy doxee di leen fàttali ni bii moo nekk suñ premier numéro bi ñu leen indil ci mois de février bi ñu bëgg a waxtaan ak yéen ci actualité ci li fi xew ci ayubis bii suñu seetloo ni ginnaaw bu président génnee bërki démb def benn sortie wax ni sénégalais yi nekk réewum Chine seenu rapatrié leen danañ ko xoolaat ñu bari ci askanu Sénégal am na si ñoo xam ne si dañoo rafetlu ni président li mu wax d'accord nañ ci rafetlu ko beneen pàcc ci askanu Sénégal daal di ni président li mu wax ñoom rafetlu wuñ ko di leen fàttali ni ñun kat ñëwuñu ngir wax ni président kat li mu wax noonu la waaye itam ñëwuñu kat ngir wax ni pàcc askanu Sénégal bi nga xam ne si li président wax rafetlu wuñ ko ñoom itam li ñuy wax noonu la juste dañuy ñëw ngir joxe sunu gis-gis ngir joxe sunu xalaat ci mbir mi loolu dong moo ñu tax a jóg ci sunu chronique yi su fekkente ni si biir réewum Chine dafa am benn épidémie bu fa dugg di fa def ay ravage yu doy waar dugg fa ba faat fa lu baree bari ci askan wi lu baree bari ci askan wa mu contaminé leen économie réew ma taxaw secteur boo laal ci réew ma fi mu toll nii dafa taxaw lan moo ko waral épidémie bi fa dugg moo tax secteur yi réew ma fi mu toll benn secteur bu dox amatu fa day baax bala ngay jëlee nit ci réew moom war koo indi ci réew moo xam ne si alhamdulilahi rabbil alamin gisaguñu fi benn cas day baax bala ngay jëlee nit foofu war koo indi ci réew mi nga xool ko bu baax a baax jël ay matuwaay bépp matuwaay boo xam ne si mbir mi laaj na ko nga jël ko ba nga xamante ni bi soo fa jëlee nit indi ko du indi benn jafe-jafe ci askan wi nga xam si moom la fiy fekk si président su waxee ni dañu war a ni sénégalais yooyu seenu delsi dañ koy xool ndax dafa laaj ay moyens laaj na moyens yu bari ndax su fekkente ni si bi feebar boobu dafa doon feebar bu doy waar boo xam si une seule personne vient dans ce pays avec ce virus mooy ça sera apocalypse totale pour nous kon dafa jar ñu jël bépp matuwaay boo xam ne si mbir mi laaj na ko ñu jël ko ba nga xamante ni si bii bis bu ñu leen indee itam duñ créer benn jafe-jafe duñ ko indil askan wi nga xam si moom lañu fi fekk si di leen wax itam man de je suis de tout cœur avec les sénégalais qui sont là-bas wax dëgg yàlla mitti na nga am sa doom mu nekk ci réew moo xam ne si feebar dafa nekk épidémie di fa def ay ravage yu doy waar faat fa lu baree bari ci askan wa lu baree bari ci askan wa tam feebar bi contaminé leen sa doom nekk fa wala sa mbokk mënta ñibbisi mitti na ba fa kanam yàlla waaye tam su fekkente ni si bii jamono ji ñu toll nii dañuy wax ni Sénégal ñi ngi ci 15 millions d'habitants balaa ngay jël nit di ko jële ci réew moo xam si dafa am benn épidémie bu fa nekk war koo indi ci réew moo xam si wax dëgg yàlla sant yàlla gisaguñ fi benn cas te itam mu doon épidémie boo xam si day wàlle gu doy waar wàlle gu gaaw lay wàlle te itam di faat lu bari day baax nga xool ko bu baax jël bépp matuwaay boo xam si mbir mi laaj na ko nga jël ko ba nga xamante ni bii soo ko indee du fi indi benn jafe-jafe ci askan bi fi fekk di leen wax ni réewum Chine su fekkente ni si bii dañu comparer niveau de développement bu Chine xool bu Sénégal feebar bu mel noonu ñëw dugg réewum Chine ba def fa dégâts yu toll noonu dem ba yëf yi di bëgg ëpp seeni loxo ñoom waa Chine dem ba épidémie bi di leen bëgg a jaaxal fi mu toll nii loolu suñ fekkente ni si bii xool nañ ko xool niveau développement bu Sénégal
dañuy wax ni si maanaam le système médical sénégalais est zéro devant cette épidémie. Système médical Sénégal bii moom mënul ci épidémie boobu dara mënu ko si. kon nag dafa baax ñu xool ko bu baax a baax bala ñu faa jëli nit di ko indi ci réew mi parce que actuellement nii Sénégal nous sommes 15 millions d'habitants bala ngay jëlee nit foofu di ko fi indi ak risques yi mu àndal ay risques la àndal risques yu doy waar moom la yëf yi àndal kon bala ngay jëlee nit foofu di ko fi indi day baax nga jël say matuwaay bu baax a baax ci bépp fànn ba nga xamante ni si bi soo fa jëlee nit indi ko fee tam doo indil benn jafe-jafe askan wi nga xam ne si moom lañ fi fekk. kon loolu lañ leen indi leen ci seen chronique bis bi di leen sant di leen gërëm di leen jox dig daje ba beneen yoon ci beneen numéro chronique ak ci beneen thème boo xam ne si danañ ci waxtaan ak yéen. ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ku mel ni Modou Sall nay leer depuis Touba. di gërëm itam ku mel ni Khadim Diouf depuis Maris ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jox dig daje ba beneen yoon ci beneen numéro buñ leen war a indil ak leneen du ñuy waxtaan ak yéen jërë ngeen jëf.